maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen gërëm bu baax ci wuyu si bi ngeen ñu wuyu seeti sax laay wax di leen ci sant bu baax a baax ci ni nga xamante ni saa bu ñu si leen soxla ngeen ñëw bokk ak ñun jotaay yi nga xamante ni ñoo ngi koy def te saa bu ngeen ñu gisee rek jarut laajte xam leen ne askan bi moom moo ñu yëkkati ñu ciy sant suñu borom bu baax moom mi nga xamante ni boole nañu ci ñooñu nga xamante ni biñ jógee dañoo jóg ngir taxawu seen askan loolu moom moo sabab taxawaay bi ak jotaay bi dañuy tàmbale sunu kàddu nuyu sénégalais ñi seetaan yépp ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp di bàyyi xel bu baax a baax jamono ji ñi nga xamante ni ñoo nekk ci hôpital yi ak ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw ak ñi nekk ci ay xat-xat ci jamono ji ñuy jànkonte nga xamante ni ñoo ngi ñuy suivre depuis la prison wala ñu ñuy suivre depuis seen lalu hôpital ñu leen di bàyyi xel di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal leen tawféex kàddu yi nag dama koy tàmbalee yëkkati njaal di ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom la fi seen njaboot bàyyi ko démb déggu ngeen ko fële ci Cambérène ci xëccoo yoo xamante ni amoon na diggante ay ndaw yu doon réclamer seen àq ak seen yelleef ak ñii nga xamante ni ñooy way takk der yi loolu tamit bokkoon na ci li nga xamante ni digoon nañ ne dootu fi amati te loolu amaat na li gën a metti mooy bi mu amee déggu leen ci gisu leen ci waaw am na ñu gaawoon lool ci communiqué nag waaye bii yoon moom dégguma seen communiqué gisuma ko am na ci ñoo xam sax daawuñu communiqué bu lu mel nii amaan waaye dañ daan ci boole conférence de presse loolu nag sénégalais yi ñoom ñoo koy apprécier tey dégguñu leen gisuñu leen defu leen conférence de presse te jàppoon nañ ne bavure policière dootu fi amati mu am démb ci Cambérène ñu leen di jaale di ko jaale xalif bi nga xamante ni ci kiyam la amee di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu xare leen àjjana te defal seen njaboot xolu muñ ndax ndaw moom soxla nañ ci moom leneen lu dul dóor ko ay bal ba mu tëdd niñ ko doon ñaawloo démb noonu lañ koy ñaawloo tey muy ñaari manifestant yooyu nga xamante ni boom nañ leen démb fële ca Cambérène keneen ki it wax nañ ne bokk na ci li nga xamante ni moom moo ko fi jëlee mooy ay sévices corporels yoo xamante ni maanaam ay gaañu-gaañu yoo xam am na ko ginnaaw bi mu nekkee woon ci loxo way takk der yi fële ci Rosso Sénégal moom it ñoo ngi koy jaale di massawu ay waajuram di ñaan sunu borom mu xaare leen aljana di tàmbalee nag sunu waxtaan tey ci jotaay boo xamante ni démb dama ko am ak ay jëmm yoo xamante ni dañu bokk ci ñi nga xamante ni Sénégal daf leen a amal njukkal muy collectif bi nga xamante ni moom moo ëmb les militaires invalides su ngeen ko déggee mooy ñooñu nga xamante ni dañoo demoon sol tenue di guddil Sénégal di bëccëgal Sénégal may gërëm seen président collectif bi nga xamante ni moom mooy Koutaay Fall bi nga xamante ni démb ñëw naa ñu dalal leen ñu waxtaan bu yaatu ñu wax ma seen naqar ak seen njàqare ci état bu Sénégal ndax li ñu diggee woon ak ñoom dara lañ ci deful fi mu ne ni am na ci ñenn ci ñoom ñoo xamante ni ay gaañu-gaañu lañ yor nekk ci seen lal ak seen njaboot mënaluñ leen dara waaye li gën a yéeme mooy ñoom dañuy toog rek xaar faatu yàlla na leen sunu borom fekk foofu ak yërmandeem te dimbali leen militaire invalide mooy ku demoon guerre ku demoon di dimbali Sénégal wala nga dem guerre jële fa gaañu-gaañu boo xam armée danaan la yow mënatoo bokk ci rang yi dañ lay génne waaye bu ñu la génnee dafa war a am lu war au nom de la reconnaissance de la patrie dafa am lu war nag état bi ci yow loolu nag lañ deful gis nga leen fan yi manifester nañ ba sonn kenn dégluwu leen kenn déglu leen ba loolu la yàlla dogal ñu ñëw seet si ma ba démb moo tax ma digoon leen ne su may yëkkatiwaat kaddu ci yéen lay tàmbalee donc ñoom maa ngi ñaan état du Sénégal mu bàyyi leen xel dimbali leen ndaxte 5 milliards yooyu ngeen dégg ne génne nañ ko di ko jox ñi doon taal dëkk bi di lakk ñooñu 5 milliards yi ñii ñoo ci gën a yell
5 milliards yi militaires invalides yi ñoo ci gën a yell loolu dinaa ci dellu siwaat sama beneen jotaay bi seen panel bi actuellement ils sont 1024 personnes. beneen bi nga xamante ni bëgg naa ñu bàyyi ko su ma tuddee militaire invalide yi tamit sama xel mënta ñàkk dem ci militaire médecin militaire boobu nga xam depuis le 15 avril kidnappé nañ ko yóbbu ko ba tey kenn xamul fan la nekk. État du Sénégal omerta bi mu ci def noppi giñ ci noppi tamit tiital na ma te def na ci man njàqare may bàyyi xel sa famille di bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay collègue am yi mu doon liggéeyandool ma koy naqarlu bu baax te di ñaan presse bi ñu bañ ko fàtte même bu dee état bi bëggu cee wax. maa ngi ñaan presse bi médecin militaire boobu nga xamante ni dafa jàng faj yemul ci jàng faj ba pare nekk militaire sol tenue dem ci biir àll bi pour défendre Sénégal waaye yemu ci waaye képp koo xam am na fa gaañu mu mën laa taxawu kooku la ñu kidnappé tey depuis le 15 avril kenn xamul fu mu nekk et c'est l'omerta totale auprès des autorités à l'endroit des autorités donc loolu tamit ma koy naqarlu bu baax suba nag dégg ngeen ko keroog ma wax ko bi ma demee ci bi ma jëlee parole keroog ci bi ñuy jàllale la loi de finances rectificative wax naa président assemblée nationale ne ko sa plainte bi nga def de mooy symboliser la régression démocratique waaye boobu dafa am yu ko jiitu dafa am koo xamante ni guñaafiye la wax ñu jël ko dugal ko ci kaso bi mooy koo xamante ni nee na yéen ñi jiite réew mi da ngeen a mel ni ñu tële loolu la guñaafiye di firi leneen lu ñu ci mën a wax it loolu lay firi Moustapha Diakhaté tey ñu jël ko dugal ko ci kaso bi ne article 80 loolu tam ay tappale gënu ko màgg Moustapha Diakhaté sa place n'est pas en prison Bachir Fofana sa place nekkul prison Abdou Nguer nag moom mooy ki nga xamante ni ñëpp xamoon nañ ne dañ ko doon rëbb guddeeg bëccëg di ko wax defaral sa valise di nga dem dañoo xamuloon kañ lay dem waaye xamoon nañ ne dina dem nekk gi Abdou Nguer nekk ci kaso bi gàcce gu rëy la ci autorité Sénégal yi nga xamante ni premier ministre waxoon na ko nag ci élection campagne législative yi waxoon na ministre de la justice amoo indépendance ku ma la wax jàpp ko da nga ko war a jàpp kon jàppalu nañ Bachir Fofana jàppalu nañ Abdou Nguer jàppalu nañ ki nga xamante ni moom mooy Assane Diouf jàppalu nañ ki nga xamante ni moom mooy Bachir Fofana Abdou Nguer Moustapha Diakhaté ak Assane Diouf ak ñeneen ñi nga xamante ni yëpp dañ leen a jaay doole yóbbu leen ci kaso bi kon loolu ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax loolu nag su ma ko tijjee sama wax ba pare Sénégal dafa am un vrai problème de gouvernance loolu moom moo tax ñun ñu defoon ce qu'on appelle question écrite waaye ci biir question écrite yooyu dafa am boo xam ñu def ko ci wàllu agriculture def ko ci wàllu yu bari mais daf ci am boo xamante ni fan yi mooy la commission d'enquête bi nga xamante ni gis ngeen ma def ko ci jëmale ko ci mbir yi nga xamante ni xew na ci agence sénégalaise bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu électrification rurale bi ma ko defee nag kii di président assemblée nationale ak conférence des présidents yéeyuñu ci yàbbiwuñu ci ba ngeen gis ne démb tëj nañ session budgétaire bi loolu moo tax ma ne comme dama déposé commission d'enquête nit ñi gis ko mu coow li bari ci yell na it ma wax lan moo tax ma déposé ñu amal commission d'enquête parlementaire ak lan laa bëgg mu leer balaa may dellu si ci loolu problème gouvernance dafa posé wu avec le régime de Diomaye Faye ak Ousmane Sonko problème mu gouvernance bu réel problème mu gouvernance boobu à tout point de vue gis ngeen daaw campagne agricole bi ni mu bala may dellu si ci bàyyiwuma fil conducteur bi bala may dellu si ci gouvernance bi laay wax de façon générale bala may ñëw ci question ASER bi nga xam dinaa ci wax loo xamante ni kenn du ko mën a dindi tey avec des documents à l'appui problème mu gouvernance dafa posé wu parce que gis ngeen campagne agricole bi ñu génn daaw baykat yi fu ne jooy nañ fa li ñu bëggoon amuñu ko catastrophique waaye ñoom daaw dañ ne woon ils avaient fait d'irresponsabilité notoire parce que dañ ne woon nawet bi du seen nawet waaye nee naa leen ren pexe amut ren moom mënu leen a lay ba nawet bi ngeen dérobé waaye la jaan ja doon riir jaan da matte woon daaw dañoo gis jaan ju ni toll di raamaat wut si ren muy problème mu gouvernance boobu nga xam conséquence su daaw nag dafa am lu muy jur loolu laa bëgg a junj mooy fukki ak région yi nekk Sénégal ak ñeent fi mu ne nii fukk yi nee nañ mën nañoo dem ci xiif bu métti 14 régions les 10 régions ñoo ngi am risque fi mu ne nii d'insécurité alimentaire ndax nawetu daaw bi li yàlla xam doy na
te loolu ñoom dañ cee boole dagg li nga xamante ni moom mooy bourse familiale yi. Dakar nag bu la neexee nga toog Dakar toog primature wala nga toog présidence am say fonds politique toog primature am say fonds politique wala nga toog présidence de la République am say fonds politique wala nga toog présidence assemblée nationale am say fonds politique wala nga nekk ministre wala DG di fayeeku juróom-ñaari millions wala lu ko ëpp suñu daggee ay bourse familiale yow mën na laa bañ a yëngal waaye yóbbante bu rëy la boo xamante ni itam ci kaw gi lañ ko jëlee ne bourse familiale bi ñu dagg moo ngi jur musiba boo xamante ni bu rëy a rëy la te risque insécurité alimentaire dafa am bu mag a mag a mag keroog interpellé naa ci ministre des finances waaye dégg ngeen ne tontu wu ci ba tey ma ne ko lan ngeen waajal pour risque insécurité alimentaire boobu am ndax nawet bu jotee ñëpp xam nañ ne sàq yi dafay jeex te ñooñ soxla nañu ndimbal kon loolu bëgg naa ñu bàyyi ko xel bu baax maa ngi leen ciy interpellé naa leen ci keroog maa ngi koy defaat tey. li ma wax léegi nag ci wàllu agence sénégalaise électrification rurale mën nañoo muñ bonne gouvernance ci yu domaine yu bari donte mënuñu ko muñ sax waaye fii mu amee dafa bëri lu muy jur lu metti fii may wax ak yéen bu ngeen jëlee département bu mel ni Bounkiling 74 villages tey jii boo jëlee village bu mel ni Touba Ndaween Daaru Salaam Cissé Touba Morikunda Missira Jambati Bayaba Sileya Saare Fodé ak yeneen village yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gox boobu yépp amuñu courant léegi ci secteur bu mel noonu nga nangu ci ñu ciy wax yoo xamante ni jàpp nañ ne dafa am alal du fa dugg te fi mu war a dem demu fa loolu musiba la te justice bëggu ci àddu ñi ko yor bëgguñu ci àddu dinaa ci dellu siwaat loolu jàpp naa ne jëmalewul Sénégal kanam rawatina nag bu fekkee ne da nga woote jubal jubbanti te lii ñu def nag ci dossier bi njortu naa ne bu ñu ko leeralul di ngeen xam ne am na ay soupçons lourds et concordants yuy wane ne njub amu ci jubal amu ci jubadi amu ci jubbanti amu ci jubadi moo ci am donc loolu jàpp naa ne loolu moo sabab ñu def la commission d'enquête parlementaire. li nga xamante ni nag moom moo ci am pourquoi commission d'enquête parlementaire bi ñu jàpp ne lu am solo lay doon mooy coow li jeex ci benn yoon bu ci coow li jeexul tey commission d'enquête parlementaire la demandé mais éléments yi nga xamante ni yor nañ ko à notre disposition te ñu bëgg image yu Sénégal bi nga xamante ni moo ngi nekk di dégradé wu di yàqu parce que ñi nga xamante ni ñoom la ñu ko seqal ci Sénégal ci àdduna bi ci dossier bi dañ dul fowee lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu guerre fii may wax ak yéen Espagne la Banque Santander moom moo ci nekk en jeu mais tey jii Espagne gouvernement ba daanaka xaw naa yëngu ci rek 50 000 euros yoo xamante ni dañu ne dañ ko jaarale foo xamante ni waru faa jaar ñu ne gouvernement bi sax mën na cee daanu Sénégal nag du 50 000 euros 50 millions d'euros la. environ 37 milliards de francs CFA yoo xamante ni banque bi moom dafa bind daal ne xaalis bi xamuñu fan la dugg xaalis bii may wax ni bokk na ci li war a tax 74 villages yi am courant ak yu ni mel nag ci biir réew mi yépp ndax dëkk yi nga xamante ni tey amuñu électrification rurale kenn xamul ni mu toll. alors li xew ci dossier bi dafa am benn sénégalais boo xamante ni daf ci nekk moom moo dem wuti financement ñëw daal di dem seeti waa ASER daal di dem jël benn société bu xereñ ci Espagne boo xamante ni dafay yëngu ci wàllu électrification rurale mu indi ko Sénégal daal di li ci war yëpp nag mu def ko liñ ci war a fay mu fay ko lim ci war a dox mu dox ko ba amee loo xamante ni daawuñu ko am mooy au lieu que mu nekk sous-traitant comme ni ñu daan jëfandikoo les Sénégalais wala les Africains def les Africains de service bi yoon moom dafa lijjanti ba nekkul sous-traitant mais dafa nekk co-traitant mu nekk benn PPP bu am solo boo xamante li mu waroon jural Sénégal mooy transfert de technologie et de compétences et que doomu Sénégal rek moom moo mën a liggéeyloo doomu Sénégal d'habitude la plupart des multinationales qui arrivent au Sénégal su co-traitant amul su sous-traitant amee dañuy jël seeni doomu dëkk la ñuy jël di leen liggéeyloo lu ci ëpp li na fang kenn du ko jeex loolu gis ngeen ko bi loolu amee ñu daal di topp processus bi ba lépp am et au nom de la souveraineté au nom de la préférence nationale
man jàpp naa ne xel nanguwul benn doomu Sénégal nekk ci benn dossier nga ne ko ci kàccet génne ko ci daal di jël ab tubaab boo xamante ni moom nga bëgg a sant liggéey bi te li gën a yéeme tey mooy ñiy défendre ci dossier boobu yépp tubaab bi la ñuy défendre tubaab bi moom ma nga tëdd Espagne am fii ay caisse de résonance yoo xamante ni ñoom ñoo koy waxal di wax ne doomu Sénégal bi nga xamante ni moom moo def yitte pour entreprise bi ñëw Sénégal pour am transfert de technologie et de compétences mais pour nekk co-traitant au lieu d'être un sous-traitant kooku am ci ñoo xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ci nguur gi daal di ne ko ci kàccet daal di ko ciy génne yemuñu ci au nom de la souveraineté économique mënoo ne souverainiste nga ba pare ngay nangu loolu yemuñu ci bi loolu amee DG bi nga xamante ni moom moo fi nekk tey daal di ne sénégalais boobu nga xamante ni moom moo yor dossier bi moo gagné projet bi marché bi daal di ne ko da nga def surfacturation ma daal di ne attention man de Pape Djibril Fall du ma nangu les maigres ressources que nous avons kenn di ci def surfacturation bi ma ko déggee ma ne lii moom kenn ñemewu koo def te rawatina mu nekk doomu Sénégal bu def surfacturation état du Sénégal ak loi Sénégal dafa war a dal ci sa kaw bi DG bi ne dañu def surfacturation le sénégalais bi daal di def sommation interpellative daal di ne yow DG bi tuuma bi nga ma tuumal dafa rëy DG Azer dama bëgg ñu dem ci yoon ñu leeral ko waaye booba ba tey DG boobu tamit nanguwul wuyu ji ci li nga xamante ni moom mooy justice par rapport ak li nga xamante ni mooy surfacturation bi kon enquête bi mooy li ñu bëgg mooy na leer beneen bi nga xamante ni tamit dafa yéeme trop ginnaaw bi nga xamante ni sommation interpellative bi am na DG bi ne du répondre li nga xamante ni moom mooy justice autorité de régulation de la commande publique muy ARCOP daal di dugg nag ci dossier bi dama leen di wax rek li tax ma demander une commission d'enquête parlementaire bi autorité de régulation de la commande publique duggee ci dossier bi daal di ne Azer jox ma dossier yi nga xamante ni yor nga ko ngir ma mën a méngale kan moo nekk ci dëgg ndax yow yaa nekk ci dëgg wala ndax ki nga xamante ni moom la ñu wax ne mooy sénégalais bi gagné marché bi moom moo nekk ci dëgg kan moo nekk ci dëgg ARCOP ne dama bëgg xam c'est une autorité indépendante de régulation de la commande publique bi mu laajee Azer ne ko du ma la jox documents yi Azer a refusé ne dañu du joxe documents yi ARCOP autorité la daal di suspendre le marché daal ne comme mbir yi leerul nañu suspendre marché bi ba xam fi mbir yi jëm bi ARCOP suspendre marché bi li xew nag moo gën a yéeme loolu tamit bokk na ci li tax may demander une commission d'enquête parlementaire bi ARCOP ne nañu suspendre marché bi ñu dàq Serigne Sayer Niang mi nga xamante ni moom moo nekkoon DG ARCOP Sayer Niang ñëpp xam nañ ne ñun ci ñi njëkk a wax ne lan moo taxoon ñu bàyyi ko fa ci lañ bokk waaye ARCOP ni ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye dàqee ci jamono boobu nga xamante ni ñoo ngi xaar mu arbitrer ci marché bi dafa nekk soupçon lourd et concordant parce que ARCOP ki ñu fay fal appel à candidature la war a doon loolu aussi nekk beneen promesse bu ñu defoon ñoom te teniruñ ko te loolu aussi maa ngi ciy soññaat bu baax sama mbokk taskatu xabaar yi sama gars yi bi ñu ñëwee ba tey lépp lu ñu wax ne dinañ ko def nañ contraire bi loolu nag xam naa waa Sénégal moom loolu maa ngi leen ciy massaw bu baax ndax kilifa goo xamante ni loo ne dinaa ko def doo ko def ba léegi loo ne dinaa ko def sax keroog sax dégg naa bi mu jógee Chine ne indi naa nangam gars yi ne nañuy xaar ba gis ko rek tant que jallu ko ci télé bi ba ñu gis xaalis bi dañ naan indiwul xam nga loolu tamit musiba la kon appel à candidature bi lañ waroon a recruter le nouveau DG de l'ARCOP et ça n'a pas été fait et Sayer Niang a été démis de ses fonctions dans des conditions extraordinaires yemuñu ci ARCOP dugg na ARCOP moom ñoom xeex nañoo ak ARCOP léegi nguur gu bees gi dàq Sayer Niang indi fa keneen pour xëy na mu defal leen liñ bëgg yemuñu ci cour suprême daal di dugg ci dossier bi justice ñëw bi cour suprême duggee ci dossier bi 3 juges presse bi moo ko wax taskatu xabaar yee ko wax dañ na ñetti juges yi nga xamante ni yëpp xalaatoon nañ teg nañ leen fa changé nañu 3 fois ay juges yoo xamante ni jàpp nañ ne ñoom ñoo waroon a trancher sur le dossier mel ni dañuy wër ki nga xamante ni xëy na jàpp nañ ne bu ñëwee dina leen defal lu ñu bëgg
loolu tamit mu poser un vrai problème par rapport à l'indépendance de la justice waaye ñoom joxe woon nañ la bande annonce ndax bépp magistrat boo xamante ni jàpp nañu ne bi ñu ñëwee ñoom bokk nga ci ñi nga xamante ni tere nga leen woon a nekk candidat wala lijjanti woon ngeen seen i mbir dàq nañ la wala ñu yóbbu la au frigo wala ñu yóbbu la fi gën a sori ci Sénégal loolu tamit bokkul woon ci li nga xamante ni loolu lañ ñu digoon beneen bi nga xamante ni nag moo ndar képp coow lu yépp et c'est ça qui me désole le plus c'est quand le Premier ministre prend la place du juge yéen a ngi fàttaliku Dakar Arena keroog ndaje mi amoon Dakar Arena bëri woon na lool ay DG yu fa nekkoon bëri woon na lool ay ministre yu fa nekkoon benn DG rek te Sénégal maa ngi leen di bàyyiloo xel loolu benn DG rek ngeen gis keroog ñu yéegal ci ring bi Premier ministre téye loxoom ne ko anamu ñu ne ko moo ngi nii mu ne ko defoo dara waaye yéen Sénégal ndax Premier ministre moo war a wax ku def dara wala ku deful dara il n'est pas la loi il n'est pas la justice donte nee na justice bi indépendantul ndax moom moo ne ministre de la justice ku la gëmloo ne autorité indépendante nga daf lay nax su ma nee la jàppal Déthié Fall da nga ko war a jàpp je le reprends noonu la waxee woon bon j'espère que sama doom baay boobu kenn du ko jàpp yàlla na bu ñu ko jàpp mais loolu la waxoon da ne su ma nee diw jàpp ko da nga ko war a jàpp mu jàpp na ne aussi moom bu nee diw deful kon diw deful monsieur le Premier ministre vous n'êtes pas la justice vous n'êtes pas le droit vous êtes soumis à la loi et au droit et à l'état de droit donc loolu moo tax ñu ne ko loolu nga yéegal sëñ boobu nga yéegal keroog ca Dakar Arena ne ko dossier bi defoo ci dara loolu wax juy ànd ak ngelaw li dem la wax jooju kenn du ko wéer fenn parce que taxawul fenn parce que yow mënoo wax ku def wala ku deful beneen bi nga xamante ni tamit yéeme na trop te yéen ñëpp ngeen dégg ko waaw déggu leen fi benn ministre boo xamante ni soxna la mu daal di taxaw daal di ne beneen ministre donte yow yaa def yaa tey dégg ngeen ko wala déggu leen ko am na wala amul am na daal di taxaw daal di ne ministre beneen donte yaa def yaa tey waaw léegi nag ñun au nom ci du mandat bi nga xamante ni askanu Sénégal moo ñu ko jox muy député représentation nationale te mu wóor ma ne yu mel nii bu setut bu leerul ci dëkk bi dëkk yi ma tudd léegi du ñu am électrification rurale mu wóor ma ne lii bu amul Sénégal kenn dootu fi mën a benn doomu Sénégal dootul sawar samp dara donte fi mu ne nii lii tiital na ñu bari parce que doomu Sénégal yu bari tey qui sont dans l'entrepreneuriat dans le secteur privé jël nañ seeni bagages ñii bu ñu demul Gambie ñii ngi dem Côte d'Ivoire wala ñii ñoo ngi dem Guinée ñu ci bari toogatuñ fi bu ñu xëyul nekk buntu primature di rang pour ñu amal leen rendez-vous ci benn CT parce que léegi dafa mel nee nañ léegi foofu lépp foofu lay sottee ña nga nekk buntu DGID direction générale des impôts et domaines di def pied de grue parce que y a un harcèlement fiscal qui ne dit pas son nom ils ont transformé le Sénégal en un enfer fiscal extraordinaire bu ñu nekkul foofu ñoo ngi aujourd'hui nekk Rebeuss beneen secteur privé bi Rebeuss la nekk c'est-à-dire bu ñu nekkul primature ñoo ngi DGID wala Rebeuss loolu mooy place yi nga xamante ni nguur gu bees gi foofu la tànnal tey secteur privé national bi li nga xamante ni moom moo koy jur nag mooy doomu Sénégal bu ñëwee bëgg a investir au lieu que ñu dimbali ko waaye dañ koy faagaagal dañ koy nërmeel tey bi ma yëglee ne dinaa def jotaay bi ak presse bi li ma jot ci ay yóbbante ak ay njàmbat yu jóge ci secteur privé bi xawma nu mu toll dégg naa ko sax mu ne am na ci ñoo xamante ni tey dañuy wax te dañu waroon raser les murs mais il n'y a pas de mur à raser au Sénégal fi mu ne le BTP est complètement à terre yow BTP bi yëpp nërmeelu na le Sénégal est un vaste chantier à l'arrêt chantier yëpp taxaw na nga naan mur yi ñuy raser kenn du fi raser mur yi fi des kenn du leen raser fi nga fekk nit ñi di dox di wax ak sénégalais yooyu nga xam ay gor yu set wecc lañ am taxawaay am gor am jom am fulla ba taxawoon daal ne yow mii injustice bépp bu ñu jàpp ne day dal ci sa kaw du dal ci sa kaw mais gor yooyu ñoo fi nekk tey Ousmane Sonko personne ne rasera les murs loolu je pense que il faut que nga comprendre ko parce que soo ko comprendrewul da ngay sonn ñi lay jàppale dañuy sonn d'ailleurs ñu ci bëri ci ñoom léegi ñemeetuñoo dem ci plateau de télé yi parce que comme ni Mirabeau da doon wax ne on peut tout soutenir sauf l'inconséquence et vous êtes en train d'incarner l'inconséquence dans sa forme la plus sublime donc loolu moo tax loolu premier ministre def loolu beneen ministre bi wax
loolu El Malick Ndiaye def daal ne sama document de sama demande de commission d'enquête parlementaire bi du ci yéey du ci yàbbi ma interpellé ci le ministre des finances yéeyu ci yàbbi wu ci moo tax ma ne comme askan wi ñoo ma yónni je vais prendre mes responsabilités ma ñëw wax ak askan wi rendre leen compte mais du ma ci yem aujourd'hui les institutions parce que l'image du Sénégal daf ma intéressé bëgguma ko entamer l'image du Sénégal et la bonne gouvernance dégg naa premier ministre bi mu jógee Chine mu wax ne guerre mënuñu koo nangu ci dëkk bi mu jógee moom Chine Assane II daf doon wax ne ragaluma sax la grande corruption mais la petite corruption moom mooy rey une économie te dafa am des soupçons de corruption dans ce dossier waxuma ne dafa am corruption dama ne dafa am des soupçons de corruption dañu jàpp ne ay pots de vin am na ci waaw su boobaa coow li jóg d'un côté comme de l'autre l'Assemblée nationale doit entrer en jeu à travers soit une commission d'information wala une commission d'enquête parlementaire pour recueillir le maximum d'informations et de permettre à la justice d'entrer en jeu pour faire la lumière dans toute cette affaire. Parce que si la lumière n'est pas faite dans cette affaire, la lumière aussi aura du mal à jaillir dans ces villages-là yi nga xamante ni moom laa tudd te ñu nekk un peu partout au Sénégal nekk dans le noir. Donc loolu moo tax la commission d'enquête parlementaire est une chose boo xamante ni loolu moo tax comme dama ne l'image du Sénégal me tient à cœur et que aujourd'hui gis ngeen la banque Santander comme la police espagnole wax nañ ne dañuy intéressé wu xaalis bi nga xam jot na dugg te xamuñu fu mu dem man Papa Djibril Fall je vais prendre mes responsabilités avant que ñoom ñuy ñëw ñu wan leen ne Sénégal ba tey des na ay nit yu jub yitteel jubal yitteel leen jubbanti yitteel leen dinaa saisir man les juridictions internationales de lutte contre la corruption bind leen ci noir sur blanc ne leen dossier bi kat ñun bu ñu sañoon ñu leer gënu leen ñoo bëgg mu leer parce que Afrique dootuñu nangu kenn di ñëw di ñu jàngal njub dootuñu ko nangu te ñoom ñoo ci waroon a jiitu tey donc si aujourd'hui sunu tur bi ñu jël ko di ko njaabaa njàlle ci biir àdduna bi loolu man mënuma ko nangu donc je demande à l'institution parlementaire avant que ñuy toog fii ay nit di ñëw di ñu wan yoon wu ñu war a jaar ñun nañu ko leeralal suñu bopp donc man balaa ñoo ñëw dinaa leen bind incha allah pour que mbir mi leer loolu moo tax on a tous les documents yi attesté li nga xamante ni moom laa nekk di wax tous les documents muy li nga xamante ni ASER bind na ko mooy engagement tripartite bi nga xamante ni yëpp am na ci et même jusqu'à document bi nga xamante ni la banque Santander daf ko bind tout ce que je dis je veux que ça soit documenté face à ba ñu duggee politique ba tey dañu ne mbir mu ñuy wax ñaari mbir lañ ciy xool est-ce que li ñuy wax intérêt général am na ci loolu la ñuy njëkk a xool bu dul intérêt général du ñu ci wax beneen bi mooy tout ce qu'on dit on veut que ça soit documenté est-ce que li ñuy wax wér na oui li ñuy wax wér na est-ce que li ñuy wax documenté nañ ko oui les documents sont là est-ce que am na intérêt général wax naa léegi dëkk yi nga xamante ni bu ñu moytuwul xam nga dañoo génne seen rapport d'exécution budgétaire ñu ne 2 milliards la ñu investir mais bu mbir yi leerul bi yoon du ñu investir 2 milliards lu gën a néew 2 milliards la ñuy investir jouissance lañ fi nar a nekk ak gundaandaat ak nébuleuse yu dul jeex booy digle sangu nag day fekk nga set donc loolu jàpp naa ne c'est des questions majeures yoo xamante ni bëgg nañu mu leer nañ donc sur la question de l'ASER loolu laa jàpp ne mooy suñu posture responsable bi nga xamante ni am nañ ko te noonu ñuy scruter aujourd'hui on a beaucoup et je parle sous le contrôle des cadres yi nga xamante ni ñoo fi nekk on a travaillé sur beaucoup de dossiers yoo xamante ni tey du ñu nangu mal gouvernance di am ci Sénégal taxawaay ñoom bu doon am nañ benn taxawaay pour mal gouvernance bañ a am ñun 100 lañ koy yóbbu parce que Sénégal dañu yónni yàkkamte ñu et que aujourd'hui man en tant que député loolu mooy suma responsabilité mooy fexe ba mbir yi leer donc question ASER bi loolu laa ciy wax beneen question écrite bi nga xamante ni def nañ ko te ngeen gis ko jamono ji mooy sur la question des semences et des engrais mooy wàllu loolu tamit ki koy wax mooy koo xamante ni caajaay la soqee ko lu ci bëri ci njàngam mbay lañ ko fayee xaalisu mbay may delloo njukkal ñi nga xamante ni yëpp ñoo nekk ci kaw gi muy sàmm ak mbay nga xam loolu rek lañ yaakaar ñu ci bëri tey jël nañ seeni suuf ba amatuñu fu ñu bay
kii fa mu dëkk muy Sandiara illustration bu parfaite la ci suuf si caxatee nañ ko léegi waxuma la amoo suuf mais boo ci boolee la nga am ci suuf amoo jiwu nee nañ ministre de l'agriculture bi ñu am ci WhatsApp bi la ne bu tukkee nag dina la yónnee 1000 photos ma koy nuyu sëñ Diagne gars yi nee nañ bul yónnee WhatsApp ci photo yi bul yónnee photo yi ci WhatsApp bi fexeel ñu gis jiwu bi ak engrais bi te na jiwu bi baax engrais bi baax parce que mbay li muy impliqué ci kaw gi dafa am solo lool. kon la question des engrais loolu tamit ñoo ngi koy suivre de très près on a fait une question écrite mais gisaguñu réponse ba tey te loolu bi ñu koy defit yóbbante la boo xamante ni naam xam nañ li nekk ci kaw gi bu baax mais yóbbante la boo xamante ni baykat yi ñoo ñu ko jox ak sàmmkat yi daal ne li xewoon daaw bu xewee ren musiba am donc loolu aussi ñoo ngi ciy alerter le gouvernement du Sénégal ne ko nañu fexe ba gerte gi egg fi mu war a egg dugub ji egg fi mu war a egg lépp loo xamante ni war nañ ko yóbbu ci jiwu mais jiwu boo xam dafay am qualité egg fi mu war a egg càmm gi tamit la même chose mooy parent pauvre bi daanaka mooy ci moo tax daanaka bu tabaski di ñëw bu korité di ñëw bu Pâques di ñëw ba nga xamante ni sunu mbokk jàngu bi dañuy soxla li nga xamante ni moom mooy li ñuy jëfandikoo mais loolu yëpp tey jii luñ ci egg da ngay gis ne Sénégal bu tijjiwul ay buntam mënul approvisionner le marché correctement te loolu élevage bi ci boppam la ñu kii ginnaaw moo tax maa ngi leen di ñaan les journalistes ku ngeen ci dalal parce que ñooñu du ngeen leen gis te ñooñu ngeen war a inviter sur les plateaux le directeur de l'agriculture anamu nan la tudd le directeur de la pêche anamu nan la tudd le directeur de l'élevage anamu nan la tudd parce que ñii ñooy la cheville ouvrière dans ces ministères stratégiques et comme dañu bëgg une souveraineté la souveraineté mënut a jóge lu dul secteur primaire boobu def productivité bu am solo parce que gis naa leen Chine dem nañ Chine di bëgg ñoo indil ay industriels mais industriels yi boo ñu leen indilee te fekk nit ñi bay ñu lu mat sëkk nappuñu lu mat sëkk sàmmuñu lu mat sëkk mais boo ñëwee looy transformer kon li jóge foofu nga bëgg a indi fii ay usines def de la délocalisation transformée mais du loolu lañ digoon Sénégalais yi te loolu moo ngi nekk di raam jëm si ci ñag bi loolu nag au nom d'ailleurs ça ne nous surprend pas parce que la loi sur la promotion de la souveraineté économique mooy comme toutes les lois yi nga xamante ni indi nañ ko ci conseil des ministres indiwuñ ci benn assemblée nationale daanaka pour ñu voter ko waaw ba ci les projets les décrets d'application yi ñu jëloon par rapport ak ñi nga xamante ni tey ñoom la yàlla nattoo laago loi d'orientation sociale yaa ngi fi mais il n'y a pas de décret d'application te loolu digge wuñu woon loolu en réalité donc man ñàkk yërmande bi ma gis ci ñoom ak ñàkk wax dëgg bi ma gis ci ñoom ak lëndëmal loo xamante ni dafa war a leer li ma gis ci ñoom loolu tamit bokk na ci njàqare yi ma bëgg beneen bi nag mooy la lancinante question de la justice du ma ci dellu siwaat tey jii Bachir Fofana deful dara ci kaso bi Abdou Nguer ñoom ñoo ko jàppalu dugal ko ci kaso bi yóbbu ko instruction pour toroxal ko Moustapha Diakhaté lim leen wax dara nekku ci wax bu dee wax safaan moom ñoom registre boobu jeexal nañ ko kenn du leen ci dab ñoom loolu kenn dootul jaar foofu te Sénégal doyal na ci lool waaye Moustapha dana leen yokku leen yitte gën leen yokk seen taxawaay bi lii taxuloon ñu fan leen 1 an 5 mois 2 milliards d'investissement mais Moustapha moo yeey wax li kilifa ga doon wax naan waxuma ko waaye ku ma ko waxal ma jël Moustapha ñëpp la waxal kon véritablement c'est ridicule que Moustapha Diakhaté aujourd'hui croupisse en prison c'est ridicule que Abdou Nguer croupisse en prison c'est ridicule que Bachir Fofana croupisse en prison c'est ridicule que Assane Diouf croupisse en prison mais coxor gi ñu gis ci yéen dafa jéggi dayo coxor googu ngeen wane ci Barthélémy Diaz waaw ne ko tey yow moom bu ñu amee dara ci ñi njëkk a liquider ngay bokk jël dindi mairie bi dindi assemblée nationale ci coxor rek ngeen ko teg parce que yéen a ko doon défendre démb tey ngeen weddi ko parce que àndatul ak yéen parce que bokkut ak yéen daal ku bokkul gis-gis ak yéen dafa war a raser mur yi wala da ngeen ko war a effacer lii moom du sotti di réew du doxe noonu gars yi du ñu bokk ak yéen gis-gis parce que yéen seen gis-gis baaxul gars yi du ñu bokk ak yéen gis-gis parce que amu leen yéene gars yi du ñu bokk ak yéen gis-gis parce que lëndëm leeralu leen da ngeen di lëndëmal gars yi du ñu bokk ak yéen gis-gis parce que seen taxawaay ak seen yéene ak seen yitte matul te doo leen fi raser kenn
doo leen fi effacer kenn du raser mur te du ngeen fi raser kenn ci digg yoon bi la ñuy dox ci digg mbedd mi la ñuy dox Serigne Babacar Sy moo doon wax naan ku ñëpp di xool da ngay jaar fu leer ñiy wax ak yéen nag ñëpp dañuy bàyyi xel moo tax fu leer la ñuy jaar personne ne rasera les murs loolu moom Chine ga nga ko jëlee bàyyi ko foofu bu dee it da nga am tentation à la dictature ça ne passera pas fii mooy dëkku El Hadj Omar Foutiyou Tall fii mooy dëkk Aline Sitoé Diatta qui a résisté à l'Olympe colonial ba ñu faat ko fële ci Tombouctou fii mooy dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii mooy dëkku maam Seydina Limamoullahi fii mooy dëkk kilifa yu baax yépp yi nga xamante ni ils ont dit non donc on dira ñun nag ñooy sëtu ñooñu ñi ma tudd noonu ak ñi ma tuddul ñun ñooy seeni sët donc personne ne rasera les murs et tu n'effaceras personne vous n'effacerez personne monsieur le premier ministre ak ñi nga xamante ni ñoo ngi lay jàppale leneen li tamit ma bëgg ci soññee mooy les inondations gis naa leen fan yi yéen a ngi def communication defar nañ ay canal defaruñu ay canal les cadres ñoo ngi nekk di demander aussi des explications dans ce sens parce que su ma nee inondation seen xel dina dem ci ONAS office national bi yor wàllu assainissement su ma leen tuddee ONAS li ma wax ci ASER yëpp mënoon naa ko wax ci ONAS parce que foofa it leerul ba tey may nuyu directeur ba fa nekkoon Cheikh Dieng foofa it leerul foofa it maa ngi xalaat ne lii ma def ci ASER bi dinaa ko fa def une commission d'enquête ba mbiri leer nañ tamit foofu parce que foofu bu leerul mbënd mi du fi jóg moo tax lépp loo xamante ni day tere ñoom ñu atteindre seen objectif ñun dinañ leen dimbali ba ñu atteindre seen objectif ni ñuy leen di dimbalee pour ñu atteindre seen objectif mooy ñu fexe ba jubal jubbanti daal di nekk au cœur de l'affaire li ma doon wax léegi aussi par rapport ak ñàkk jub gi li koy feeñal tamit bokk na ci li koy feeñal mooy dossier ASER bi ma doon wax sénégalais boobu nga xamante ni moom la ñu génne dans le dossier mais bi ñu leen convoqué xam nga ku sàcc nag wala ku luubal da ngay daw gaa yi mais ku sàcc koo xamante ni da nga ne bëreet ñu ne la da ngaa surfacturé nga def sommation interpellative yemuñu ci daal di lay woo primature pour waxtaan ak yow sénégalais ba bi ma leen di wax maa ngi yëgal sénégalais yi ne dalal nañ ko ci primature pour waxtaan ak moom loolu ça veut dire tout ce que ça veut dire kon la commission d'enquête est une nécessité impérieuse ñu boole ci ñi ci war a bokk yépp pour tirer l'affaire au clair donc loolu tamit dama ko doon boole rek ci dossier bi wax ne waxuñu ko rek sànni day am ñu naan dama ciy sànni kàddu ñun sànni wuñ ci kàddu dafa am solo moo tax dañuy wax li nga xamante ni moo amal njëriñ sénégalais yi Touba Mbacké bi nga xamante ni dafa bokk ci dëkk yi mbënd mi gën a sonal foofu it maa ngi leen ciy soññu dafay accueillir un événement majeur boo xam la fay dajee ci ay doomu Sénégal dafa bari tali yi nga xamante ni ñoo fa nekk yépp yu ci bari tey bu tawee kenn du fa mën a jaar maa ngi ciy interpeller le ministre en charge des infrastructures le directeur de l'ONAS maa ngi koy soññ ak le ministre maa ngi leen di soññ aussi ci mbënd mi foofu noonu ci Touba Mbacké noonu laa koy defee tamit ci banlieue sénégalaise bi nga xamante ni bu xiinee am na ci ñoo xam seen fit yi dem bu xiinee rek seen fit yi dem parce que wóor na leen ne tey moom dina metti kon loolu nga xamante ni moom mooy des problèmes majeurs yooyu nga xam loolu laa jàpp ne la majorité bi nekk assemblée nationale ma jàpp ne dama doon gis sax ay majorité mécanique mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a en face de nous une majorité robotique majorité boobu laa bëgg mu xool nan lay def ba mbir yi leer majorité boobu laa bëgg mu xool nan lay def ba mbënd dootul am majorité boobu laay bëgg tamit mu delloo bourse familiale yi majorité boobu laa bëgg ak seen majorité bi ñu am ak gouvernement bi c'est-à-dire damay boole gouvernement bi ak majorité bi nan la ñuy def ba yii may ay di jàmbat yépp sénégalais yi mën cee gis seen bopp nan la ñuy def ba majorité boobu dimbali militaires invalides yi nga xam ñoo ngi tëdd ci seen lalu hôpital tey di xaar faatu ñii tëdd seen kër amuñu lu ñu dundee te dem am na ci ku ma recevoir démb da lay won cicatrice bi ci bopp bi fi bal bi jaar Koutaay Fall ma koy nuyu ak ñi mu àndaloon yépp am na ci ñoo xam ay problème pulmonaire la ñu jëlee ci armée bi aux grands hommes avec un grand H la nation reconnaissante et dans ce dossier des militaires invalides qui ont pris des risques pour l'État du Sénégal la nation n'a pas été reconnaissante et loolu man mënuma ko nangu 5 milliards yi ñu génne qui est le plus gros scandale de ce gouvernement mooy 5 milliards yi ne dañ koy jox gone yooyu nga xamante ni dañ xamul lu tax ñu leen koy jox
parce que ñoom it jëlaat nañ place justice et là aussi j'interpelle les journalistes ñoom amul commission bu ñu mën a teg bu ñu mën a wax kan mooy victime ak kan moo ko doonut. léegi nee nañ lan ci ban base la ñuy joxee 5 milliards ñii astaghfirullah 10 millions ñii 300 000 ñii 500 000 ñii moo tax am na gone goo xam bañ ko joxee 500 000 daf leen bind lettre ne du ma jël 500 000 yi parce que xëy na jàpp na ne 10 millions la yelloo wala lu ko ëpp parce que xamuñu ci ban base la ñu joxee xaalis boobu xamuñu fi mu ne nii taux d'exécution bi fan la toll xamuñu ñan ñoo koy gérer xamuñu ñan ñoo koy joxe dégg nañ daal ay wave lañ koy def mais c'est extraordinaire. loolu militaire invalide yi jox leen ko moo ma gënal jox ko sëriñ daara yi moo ma gënal jox ko sëriñ daara yi wala ñu jox ko militaire invalide yi wala ñu dolli ko jàngalekat yi nga xamante ni ñoo ngi bëgg a dee wala ñu jox ko personnel soignant bi ñooñu nga xam ñoo ngi bëccëgal Sénégal di guddul Sénégal loolu jàpp naa ne mooy njub mooy jubal mooy jubbanti mooy yërmande tamit keneen ku la wax ku dul lii ci par loola ne ak ñàkk a wax dëgg sunu borom nag li mu wax dafa leer. alxaqu min rabbikum dëgg moom suñu borom moo ko moom kum neex nga gëm kum neex nga weddi donc dañuy wax dëgg te suñu borom tax ak yërmande bi ñu am ci Sénégal ak yéene boo xam am nañ ko jubal beneen bi it may fàttali Sénégal li tax ñun ñu dugg ci politique duñu ko wàcc mukk li tax ñu dugg ci politique mooy taxawu askanu Sénégal bés bu askanu Sénégal soxlaa te taxawuñ ko su boobaa on aura trahi li nga xam loolu la ñu waxanteeg Sénégal le 22 avril keroog bi ñuy déclarer suñu candidature comme ni ñu toogee nii fi may jeexale mooy gërëm sénégalais yëpp mais gërëm surtout les serviteurs du Sénégal ci kaw ba ci suuf serviteurs yëpp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ak ñi nga xamante ni am nañ yéene di adhérer tous les jours di ñu fekk fële nga xamante ni moom mooy suñu siège di ànd ak jun ci liggéey bi ñoo ngi may jox note léegi boo xam dafa maa jural coow lu rëy mooy tali njagañaaw bi Sénégal tali bi Diomaye di jaar di dem njagañaaw baaxut Diomaye benn programme rek la fi defaragum bi mu ñëwee ba tey waaye Diomaye dañ koo soxla c'est le président de la République dégg naa sax premier ministre mu ne yàlla xam li tax nekkuma président ma ne ko doo am kersa ki nekk président sax doo bàyyi xel kii nekk président dimbali ko pour mu mat chaise bi mais nan nga mën a amee un président de la République tu es premier ministre nga ñëw daal di wax ne maa ngi yàlla xam lan moo tax nekkuma président et après mais les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables monsieur le Premier ministre ah c'est pas possible bu ma la déggati nga wax loolu donc tali njagañaaw bi nañu ko defar tali njagañaaw bi nañu ko defar tali njagañaaw bi nañu ko defar tali njagañaaw nañu ko defar ak yeneen infrastructure yëpp yi nga xamante ni ñoo nekk njagañaaw premier ministre ay waajuram fa lañ dëkk dafay dem di fa fanaan te moom bu jaaree ci tali bi dañuy wàcc ñëpp bëgg mu dem dellu si ndax dafay dox soxla ñëpp te ñun kenn ku ci nekk sa soxla bopp ngay dox kooku mooy le président de la République il faut qu'il arrête nag moom lui aussi d'être un résident il faut qu'il soit président il faut qu'il assume ce qu'on appelle en sciences politiques la solitude constitutionnelle donc tali njagañaaw bi maa ngi leen ciy ñaan journaliste yi ngeen dimbali ma ci beneen bi mooy les 312 policiers qui ont été injustement sortis de la police les 312 policiers waxoon naa leen man maa nekk seen 313e chiffre 313 aussi lu am solo la donc waxoon naa leen maay nekk 313e bi ñooñu tamit dañ leen a génn injustement alors que aujourd'hui au niveau de la police on a un déficit de personnel loolu aussi maa ngi ciy interpeller le gouvernement parce que dañoo bëggoon a fay wax ji ñu ne tijji nañ benn kii nañu déposé waat seen dossier jëluñu ci kenn il faut que ñu reprendre leen loolu aussi duñu ko nangu on suit le dossier de très près j'interpelle le ministre de la défense wàllu armée ak défense maa ngi koy interpeller sur la question des invalides des militaires invalides comme des veuves yi nga xamante ni seen borom kër yi aussi dañ doon sonnal Sénégal waaye maa ngi interpeller le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la question des 312 policiers fi may jeexale maa ngi nuyu waa Caajaay bu baax a baax mais fi may jeexale mooy xale yi def bac tey maa ngi ñaan suñu borom mu gunge leen defal leen succès defal leen une réussite totale ba nga xamante ni Sénégal dina enregistrer un succès éclatant ci
bac bi nga xamante ni ñoo ngi ciy nekk di leen ñaan nag ñu dal concentration pour réussir parce que Sénégal dafa soxla encore une fois un capital humain de qualité te dividende démographique bi nga xam jeunes yi ñoom ñoo ci ëpp loolu la ñu soxla bu baax a baax may nuyu waa Thiadiaye yépp di ñaan aussi le ministre de la santé ne ko Thiadiaye soxla nañ une ambulance médicalisée di wax ministre de la santé ne ko Thiadiaye soxla nañ ñu renforcer en infrastructure son hôpital di wax ministre de la santé ne ko Thiadiaye ñu bari dañ fay sukkandiku pour faju ñu renforcer ko davantage bu baax a baax di wax ministre de la santé ne ko hôpital bu Mbour ba kat moo gën a feebar ñi fa nekk hôpitalu Mbour bi te ñu bari ndax lu toll ci 800 000 wala 1 million de personnes ñoo yeewoo fii di Mbour ak yeneen dëkk yi nga xamante ni dañ ko wër kon nañu taxawu loolu mooy liggéey bi te gisuma leen ci terrain bi waaw loolu mooy liggéey bi te gisuma leen ci terrain bi je veux voir les ministres sur le terrain je veux voir les ministres sur le terrain loolu moo ëpp solo et le premier ministre aussi loolu moo ëpp solo au nom de la souveraineté nga dem Chine tu fais le pied de grue pendant tu fais le pied de grue pendant une semaine pour serrer la main du président de la République président Chine du ñëw Sénégal di def fi une semaine pour serrer la main de Diomaye loolu bu mu amati tamit waaw kon maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah